yàlla rek a mën moo ñu may ñu doon ñaan mu dénk population yi dénkuñu ñu taxawoon di jéem du ma ni di liggéey di jéem ndax lu sotti yàlla la ba yàlla may ñu yeggale mandat juróomi at la woon mu am prorogation ñu mujj def juróom-ñaari at ci diiru juróom-ñaari at yooyu ñu liggéey liñ ci liggéey aussi muy loo xamante ni en tout cas li urne yi génnee mooy population yi am nañu yaakaar ci loolu wéyal nañu dëggal nañu bëgg nañu saxal yaakaar boobu ci équipe boo xamante ni dafa renforcer wu ndax noonu la démocratie tëddee ci liggéey boobu nag yàlla defal ñu sutura ci barke dëkk bi nga xamante ni mooy dëkku góor gu tedd ga Seydi Hadji Malick yàlla taala anhu yàlla dimbale ñu tàmbali bàyyi xel li nga xam mooy identité dëkk bi mooy gaay dëkku cosaan la dëkku diine la ci loolu ñu am yuñ ci màndargaal ci suñu liggéey programme modernisation programme bi njiitu réew mi def muy yeesal dëkku diine yi ñu fexe ci suñu aye la yàlla dogalee ñu njëkk fexe programme bu mel noonu yegg si fa tekkiwul ni état daaw fi yegg si mais ci anam yooyu état daan na ñëw cérémonie officielle daan na def yenn yi mais ci anam yooyu état mu ngi fiy soog a intervenir ñu jóge ci loolu kër gu mag fi maam Seydi Hadji Malick gane àdduna ñu bàyyi ko xel am nuñ ko yeesalee noo xamante ni yéene nañu d'ailleurs lu ko ëpp jumaa gaaya du commune bee ko tàmbali mais projet communautaire la du équipe bi moo ko tàmbali projet communautaire la yàlla dogal aussi ñu bokk ci ñi ci ëpp taxawaay maanaam commune bi ci dugal ci loxo pour que mu doon aussi li nga xamante ni c'est un patrimoine presque du Sénégal ba ñu jógee ci loolu am na ay infrastructures yu bare yoo xamante ni soxlawul dellu si yàlla dogal nag kon mandat bii ñu yeesal kon dafa tekki ni dafa dëggal li ñu def donte nag kenn du def lu mat def mën li nga jéem mën na am raq-raq population yi tamit wax nañ ñu ko wante encouragé nañ ñu ni globalement li ñu def baax na la ci gën a baax te population bi di ko gën a soxloo mu aju lu ci ëpp ci li ñu état dénk tamit ndax balaa ngay souvent jëggaane trop lañ la dénk aussi boo ko bàyyiwul xel tamit da ngay xaw a juwaatloog esprit wu décentralisation mooy éducation ak santé njàng ak paj dafa am solo ci dëkk kon lépp luñ ci defoon daañ ko gën a dëgëral mais bu ñu jógee ci loolu infrastructure baax na ci dëkk aw moon stade aw moon lii aw moon laa aw moon lële aw moon hôtel de ville aw ma yëpp teew na mais yooyu kese mënoo ko bàyyi tamit te doo aménager dëkk bi cadre de vie maanaam dundin bi fu ñu war a def pavage am moyen bi am ressource bi war nañ ko def fu ñu war a yokk ay tali war nañ ko mën a def fu ñu war a def restructuration war nañ ko mën a def fu ñu war a aménager ak le gaaye jéeri cité yu bees war nañ ko def loolu mooy le cadre de vie ba ci wàllu reboisement ma def un lien même ak forêt bi nga xamante ni moom moo nekk fii forêt classée bi forêt boobu au lieu muy nekk coono dañ ko war a fexe mu doon njariñ ci askanu gaay kon loolu mu doon tomb yu am solo beneen bi mooy ñu am tomb ci koom-koom ndax dégg ngeen ñuy wax concept développement économique local am na dëkk yoo xam ku nekk ak say spécificité économique boo waxee développement économique local mën na tomber ci ay points yu mel ni yenn marché yu mag a mag yi nga xam c'est des marchés d'intérêt régional am fa mais fii yàlla dafa dogal mbay ak napp ak càmm mooy li fi ëpp ci métier am na yeneen nag am na ay artisan am na yeneen kon ñu ne nag dañu bëgg gën a dugal suñu loxo ci koom-koom nu muy doxee ndax koom-koom intérêt bi ci nekk mooy bu doxee emploi dina dox bu doxee action sociale dina wàññeeku ndax nit bu mënalatee bopp bu gënee mënal boppam du yaakaaram ci keneen dina wàññeeku kon koom-koom dafa am une fonction boo xamante ni multidimensionnelle ak effet d'entraînement économique même sur l'aménagement sur attractivité dëkk bi yooyu daf ci am solo ba tax loolu nag ñu ngi ko sukkandiku ci programme bi ñu dékkoon gaay yi programme boobu ñu leen dékkoon nag mën nañ ko gën a dëgëral
mën nañ ko gën a càmbar wante moom daanaka soppeekuwul ndax yàlla dogal na ñu am chance population yi may ñu chance ñu réélire ñu bañ ñu réélire xaaruñu sax installation acte yi ñu war a commencer poser pour jëmmal loolu ndax yàlla dogal na la ñu waxoon population yi lii ñu leen wax du lu ñuy jëggaani du lu ñuy làmbaatu ay buntu yu ñu séen la te boo leen ñu falaatee buntu yooyu dañ ko mën a commencer dem di ko tijji yàlla dogal na buntu yaa ngi tijjeeku semaine passée contacté nañ ma partenaires yooyu may wax bu ñu yëgee ni yàlla def na falaat nañu muy de grands projets incha allah yaakaar nañ ni équipe municipale bu bees bii te conseil municipal bi di instance bi gën a kawe ñu ànd ak bureau municipal di félicité waale ñaari adjoint yi première adjointe Bintu Diagne ak deuxième adjoint Mankar Faye te conseil yi def leen confiance c'est à travers une majorité très forte loolu ñu ngi ci am yaakaar di sant yàlla wàllu ndox ci commune bi balaa loolu wax nañ ni tamit suñu programme ndox ak courant mu gën a law dafa baax mais qualité réseau bi existe même ci leeral dëkk bi ndax commune moo yor entretien réseau état par biais Sénélec moo war a installer réseau mais dañu jàpp ni technicien Sénélec yi confirmé ñu commencé nañu indi benn poste courant fii commencé nañu bëgg fi tabax siège pour rapprocher fay bi amoon nañ projet tijji fi un bureau de paiement yëpp baax na mais dañu bëgg d'abord réseau bi ñu defaraat ko ba mu nekk aux normes parce que réseau bi bu dee dafa màggee trop wala lampe boo ci def mu lakk ci jour bi loolu du liggéey loolu point imperfection yi la ñu war yu ñu war a yokk ndox mi tamit commune bi def na woon effort def 6 kilomètres ndox réseau bi mais la ñuy war a fayee te doole yamul muy fukki junni ak juróom ñëpp amuñu ko ndax dañu nekk ci dëkk yoo xamante ni ñu ngi sant yàlla wante loxo yi ni mu waree jotee ginnaaw des na borom kër bu xëy am yu la war mënoo ko def léeg-léeg ñenn ñi jafe na ñuy dajale ay junni alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant yàlla wante gis nañ ni jafe-jafe am na pour ñu mën a def loolu surtout que état bi dafa wàññi branchement sociaux yi moo doon dimbale nit ñi état di ko subventionné ñun commune nag dinañu étudier suñu ay possibilité mayee nan la ñuy def d'ailleurs ba accompagner population bi ci branchement sociaux yi mais mu tombeek nag ndox mi am problème sérieux problème ndax ginnaaw bi ñu nekkee maire ba pare toog diir la ñu ñëw état ci sañ-sañam ci coobareem ñu respecté ko mu def délégation secteur public de l'eau au niveau local jël benn opérateur teg ko fii opérateur boobu nag population yi dañ ci am njàqare am ci mbetteel maintenant am ci déception ndax boo jàqee am lu la bett mooy luy soog a ñëw la mais bu yàggee nag moom maanaam déception la rek daal maanaam rëccu bu mag moo ci am rëccu bi ndax boo état président de la république yéene bu mu am mooy bu muy def loolu yokk efficacité rationaliser mu dellu ñu réinvestir mu jëm ci askan wi mais yooyu bu ci amul kon kii am na lu waroo loolu waroo nag suñu rôle mooy ñu wax ko kilifa yi ñu dégg ko ndax bu doon ñun lu ñuy joxe la dindi nañ ko bu yàgg ñëpp a feebar dëkk bi hôpital ñëpp di xëy ndax biir buy metti bu ñu ko waxee ñu saisir autorités yi dont le ministre de l'eau ñu koy remercier ci réactivité mu yónnee benn laboratoire bu jógee Saint-Louis ñëw ñu def levée yi ba ñu defee levée yi ñëw ni qualité ndox mi correct na mais comme par hasard ay fan après biiru kenn dawatul xam nga loolu day tey xelu nit ñi loolu muy un gros problème beneen problème bi mooy investissement yi ñu waroon defuñu ko commune bi moo fi des as néew benn 6 kilomètres état wax dëgg yàlla tronçon bi jëm ba Aliou Boucar état aussi moo ñu ci accompagner à part ça la grande majorité 90 voire 95% population yi à part extension yooyu commune bi def sentiruñu loxo état comme ni mu ko daan defee ci branchement sociaux yi ak yeneen yu ni mel pour jàppale population yi ci l'accès à l'eau bon kon loolu jafe-jafe la beneen bi opérateur bi mu ñëwee RSE ñëpp xam nañ ko mais ñëw rek jël li tubaab di wax vache à lait
maanaam nag la boo xam rattukaay la rek daanaka da ngay ñëw ratt sa meew rek dem loolu bokk xewatul fenn ci jamono. boo ñëwee fekk ñaari nit yu doon liggéey boo leen bëggee wàññi da ngay wax ak nit ñi wax lu tax war nga mën a yokk liggéey bi parce que liggéey bi dafa bokk ci impact environnemental nombre d'emplois créés mais bu dee yow da nga ñëw fekk fi même robinet yi wàññi ñi doon liggéey yokk sa koom-koom gën a duufal sa poste dem sa yoon dama ne loolu pour man du opérateur bu ñu koy wax parce que da nga am expertise booy indi da nga am valeur ajoutée booy indi dafa am looy indi mais bu population yi amee impression yow Azurep bi fi nekkoon tanewu la daf la gën loolu ça pose problème. dina niru nag acharnement mais yenn yi moom amuñu ci benn problème conscience lu ñu gis la population yi di ko dund ñu war ko porter dañ koy porter fu mu nekkee même groupe de secours bu war a dimbalee pour bu ndox coupé defuñu ko te nag délégation service public mës nañu liifantu ak moromam gisuñu fenn ci àdduna fu ñu koy defee te du continuité service public kenn du ko ci dugal kon yooyu yëpp nag bu dajee wax dëgg yàlla dinaa ko def moomu ma ko dañ ma koo dénk dinaa ko def te kenn du ko wax ameewul fii ci gaay nañ koy waxee nag daañ ko solal yére daañ ko def ci orma mais tëslaay la ñuy wax mooy am solo te mooy dëgg te teguñu ko lu dul ci dëgg ba pare fukki junni ak juróom dafa cher yooyu yëpp bu amee lu ci gën a garaaw nag mooy yëpp bu amee sax ki ko état bi dénk sax muy waxtaan ak nit ñi mais bu dee dafa feeñ ni nangul waxtaan ak association usagers yi maanaam refus de dialogue nanguwul waxtaan ak autorité locale yi ñun ñu mën a nekk ay relais ci population yi nanguwul waxtaan sax moom ak les démembrements de l'État ñi nga xamante ni ñi ci ëpp obligation de réserve moo tax mënuñu ko wax kon loolu dañuy encourager population yi ñu taxaw mais ñu def ko de façon républicaine et responsable te loolu moo lëkkaloog tamit cëru gaaye ndax ku ni gaaye ni Mame Seydi Hadji Malick ku ni gaaye ni ngor ku ni gaaye ni diine dëkk yëpp baax réew mi ñëpp la ñu yaakaar mbaax mais yàlla ñu nattoo chancelé ñu yaakaaree mbaax fii ci barke suñu maam jooju kon dafay jaadu loolu aussi lu gaaya bañ fippu ngir jikko bu rafet am na loo xamante ni ku sës nag daa nga ni sës naa loolu mooy cri de cœur des populations ñu war ko relayer. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.